asalaamaaleykum waa Sénégal yéen ñi safoo taamu seen émission bii di ngoonal nuyu nañ leen di leen ñaanal jàmm ak wërgu yaram di leen baal àq di leen baalu àq Alaaji Sanex Samb Samb sañ-sañ nga waaw non Samb sañ-sañ nga bu ñu toll nii moom li nga def moom suuf gi yow nga yëg ak moom waaw da ngeen war a jël ci suuf gi yëg ci kaw man yéen sañ-sañ ngeen xool couleur gi booy bandi mais ku génn fii sax fii de Moustapha Thioub rek Moustapha Thioub aay na waaw Moustapha Thioub ak njàmbe ak njàmbe chaussure njàmbe duñ cuune ñooñu waaw njàmbe defar dàll yi man de bàyyi Modou rek waaw ñëwal après waaw ak Moustapha Thioub waaw sama xarit boobu waaw maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di leen sargal di leen ñaanal yàlla def jàmm ci réew mi saxal ko fi lool képp ku fi nar a yëngal leneen lu dul jàmm daal yàlla naxasal sa xel aajo yi yàlla faj ko jàngoro yi yàlla faj ko yàlla musal ñu ci cat ak rëq-rëq di nuyu sunu xarit bi comme que bu ma nee sama xarit bi mu jaaw di nuyu sunu xarit bi sunu wëlëre sunu sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Axlaa na fi yàgg lool te wér waaw yàlla na fi yàgg lool te wér di ñaanal xalifa généraux yëpp yu ngànk Sénégal ndeysaan ñu yàgg fi lool te wér ndax seen kurus moom mi ngi fekk ku ne ba sa biir néeg waaw seen kurus yooyu mi ngi fekk ñëpp ku dem tàllal leen loxo ku leen tàllalul loxo ñoom du ñu nelaw guddi ndax jàmmi Sénégal du ñu nelaw bëccëg ndax jàmmi Sénégal kon dañ leen fi war a ñaanal ñu yàgg fi lool te wér waaw amiin waaw waaw xanaa man tamit di commencer rek di nuyu waa Sénégal comme lu ko saa waxee rek peccum liir balaa neex nday jaatee ci mbagg yi dëgg la ñun Sénégal moom ñooñu ñor du ma jóg ci di ko wax bu fekkente ne lii ñuy liggéey mi ngi leen di bégal rek kon sant nañ suñu borom te dañ continuer di gën a yokk jom pour gën leen a bégal di nuyu ñëpp di ñaan jàmm ci Sénégal la paix rien que la paix un bien petit mot mais qui contient tellement de choses fii ku fi nar a andi ay yow yaa koy am donc comme li may wax toujours rek di gërëm ñëpp di gërëm tamit te sama waa ji di Baye Modou waaw Baye Modou gërëmal leen ma Baye Modou waaw gërëmal leen ma Baye Modou xam nga lu tax Baye Modou baax waaw li muy def yamul rek ci Cheikh Ndiaye rek wala mu yem ci Aziz Kese wala mu yem ci Sanex rek wala mu yem ci Sumbulu rek waaw wax dëgg yàlla bu ma ànd ak yow sax dem fa dina fexe lu mu gàtt jël ñaari yére def ko ci mbuus jox la ni ma saa yóbbul dëgg la wax dëgg yàlla vraiment Baye Modou ku baax la waaw waaw tey Thiès laa waaje yaayu seex a jënd tissu bi waaw jo moo fa jaar jo damaa fay nag waaye beneen yoon bu ma fay waaw cax la dégg la laaj alaaji tey sama ñaari gan yi ma andi tey bu leen kenn waneegum na ginnaaw internet bi bind nañ ko waaw dama doon baalu àq waa Sénégal waaw te di leen tàggu waaw dem ak Télé Futurs Médias dafa def lu rëy muy dañ maa nar a yóbbu ren Màkka wallaahi sàmm nag salaam miñ dig na ma alaaji ba nga ma doon woowee waaw man kay xam naa ni li ma ci naqari rek waaw mooy foo mës a piqûre rek naan naa fay doom loolu nag moom métti na ma waaw da nga doon gëstu gis ko nga demee Màkka waaw munoon nga ni bu sama waaji demul daal bàyyi leen ma toog xam nga waaye alaaji jékki-jékki rek nga ne ma carte téléphone barki damaa bett de non man ngay mais alaaji nga ni bu sama waaji demul du ma dem waaw alaaji Màkka la nag bu ma waxati alaaji de dee ma wax booy man de nee nañ fekk amaguma jabar naa toog ku la wax loolu de na xaar naa takk jabar ñu may doog a yóbbu maax mercredi bii di ñëw jabar xëy na yaakaar ne woote xëy na damaa ne ci lu bon xëy nga ni woote la maanaam ku ñu woo nga ñëw laaj mercredi damaa bëgg ñu invité ñoom oustaz Babacar oustaz waa Makka yi Aziz waa Makka yi waaw ñoom la ñuy invité parce que yow da ngay dem Makka moo tax Seexu am dafa xew ñu bëray dem Makka parce que Makka gi jar nañu leeral lu bëri waaw parce que alaaji mi rasta mi mu nar a dagg man daf maa ñi ngi naan ma watal ñi naan bu watu ñi naan dem na laaj naa ko Ousmane oustaz maam Ousmane Ndiaye waaw maam Ousmane Ndiaye. waaw laaj naa ko. boobu sax xalaatoon ni dañuy dem Màkka. waaw nga ne ko mu ñëwoon ci sunu werante boobu. ci wiiri nga ne ko lan. ma ni ko nga ne ma déwén nañ dem Màkka. waaw ma ni la waaw. waaw ma ni ko nga ne ko oustaz man bu ma dee dem Màkka. sama rasta yi mu ni la mën ngaa dem Màkka ak rasta yi parce que yokkoo ko sa karaw. alors du lii laa la wax. àllarba nag moom baax na du lii laa il wax faut ñu invité ñi nga xamante mu gën a leer. waaw bul dindi sa rasta yi firmament. waaw oustaz ñu ñëw fii leeral. jeex na. alaaji yëg nga ni rasta yi boo ko duggee Màkka di nga dox ba ci yàgg naar xëcc la nga toog. naar yëpp gën a gudd karaw tàngoor ba fa nekk 50 naar yëpp gën a gudd karaw. ay 50 degré. naar yëpp gën a gudd karaw xanaa ngay kii rek ngay kaalawu. waaw niw lug bi daal. sama gan yi maa andi tey. balaa ngaa wax gan nag les 5 minutes de ngoonal yaa ngi foo jël. les 5 minutes de ngoonal waaw. dem ay ñaari ndaanaan laa andi tey. damay lancer message. waaw.
ndax ala jëng nga ne jaxaaw tali yi ña ngi koy defar Thiès. sa buntu kër lañ njëkk a defar ba sunu yos yi. waaw defar. yow sama jaxaaw yàgg na de. fële R100. sama boss xam nga kañ la woon. waaw 1963. war nañ ko renouveler. ca nga romboon di périmé na oto bëkk la. wala ma oto ba mbëkkee woon. waaw périmé na war nañ ko defaraat. benn tali boobu moomoon Thiès. waaw périmé. 1963 moo jógee base. dem ba marché central. moo tax ne bi li may waaj a wax. Sénégal ñetti at la ndax amoon. mbedd Thiès yëpp gas nañ ko. waaw ëpp ci poudre bu xonk dañu koy nampalee waaw xanaa latérite bi. te nawet baa ngi ñëw. waaw poto lay def de. gisatuma camion. gisatuma ndaraan. gars yi defar leen tali bi balaay nawet bi. sinon chaque ngoonal di ngeen jot balle perdue. parce que xam nga lu ma gën a metti. waaw. bi ñuy gas di ko def poto yi. waaw. def ci barre de fer yu signe yooyu fer yu 8 yi xaw ma fer 10 yi. waaw. laa ilaha illallah ay ku ci juum ba tabbi ci. yàgg bu rafetee niroo de. bàyyi lay wax. dañ koy gas def ci ay barre de fer bàyyil ko population bi. loolu wóorul. ah non loolu moom du biyoon. ndox solu ci ba fees. waaw loolu oto daw ba ni ci ca njax. waaw wóorul. sa quartier toj. wala nit maara laa day ilaaha taal dox illallah. maara day taali. maara day taali. ay boobu bu rafet. da lay butti. Njaay. waa ah. Thiès am nañ doom yu leen mën a jooyal. waaw. ku ñu defarul suñu tali yi. xam nga problème bi lan la sax bal perdu. xam nga problème bi lan la. waaw. fu ñu toll nii kenn nelawatul. waaw. ñu doon nelaw yeewu nanu. dëgg la. loolu suñu maam yi lañ ko daan def ak suñu yaay ak suñu papa yi. dañ ko nax. waaw. ñëw andi fa carrière ciment. waaw. andi fa carrière xeer bu xonk. waaw. benn atu ndaraan jaar fa ñaari yoon ñetti yoon. waaw. kenn dootu leen gis. waaw. loolu amatu fi dootul fi dox nag. na tali yi ñuul. wala ñu dindiwaat seen lépp yóbbu. waaw wala bàyyi ñu jël seen meloon latérite. rek voilà. sama gan mi man di tey wala des na. Samb les 5 minutes. Les 5 minutes. les 5 minutes de ngonal baax na am les 5 minutes de ngonal li ma bëgg a wax. dinaa ko dugal ci benn gan gi nga indi tey. ci genn gan parce gi que ma boobu moom. waaw. si sama xol laa ko def. kon da nga ko andi ci genn gan yi. waaw. kon sama ganu tey ci benn gan gi nga Njaay indi tey koo laa indi koy wax. xalam ñaar laa andi. xalam dina neex si suuf de. xalam dafa war a am. waaw. mais njaga dur xalamkat bu ñu am nee na amul feeling. njaga dur a ko wax nee na xalamkat bi amul feeling quoi. te ñoo indi Jimi Mbaye day toog rek nee na xalamkat Jimi Mbaye. nee na xalamkat bi te kan teg Jimi Mbaye fii. Jimi Mbaye war na fee war a mën a ñëw nag. waaw. dina ñëw incha waaw allah ñëwal Cheikh. ma andi ñaari gan. waaw. ma leen di gërëm nag di leen sant. ndax ñaar ñi ma andi ñëpp ku ne xam na ne jamono ji amuñu jot. dëgg la. ndax ngonal nag tem la. jamono ji réew mi. ñi ngi ci suñu doom yi dem Égypte Coupe d'Afrique. dëgg la. xol yeeg xalaat yeeg lépp nga foofu. dëgg la. ñu invité kenn ki nga xam ni. buñ ko invité ci plateau bi. ngir mu wax ci sport. ngir mu wax ci football war nañ ko invité parce que fu ne jaar na fa ci football te dinaa wax fi mu jaar léegi léegi. dëgg la. beneen bu ci des bi Sénégal dafa ànd ak culture. waaw. musique. te beneen gan gi. kenn ñemewul mu wax musique fii biir Sénégal. te tuddoo ko. dëgg la. dégg naa dëgg. ndax ku nga xam ne ay la yéwén. depuis 1976. ba jamono jii ñu toll mi ngi musique. ba def na ci musique 50 ans. bay waaj a fête 50 ans yi mu def ci musique. gàcce ngalaama kooku. war nañ ko invité ci plateau bi. kon ku njëkk ki mooy. Mamadou Diallo. ki ci topp mooy Idrissa Diop. gan Mamadou Diallo ngay nuyoo Idrissa nga nuyoo après ku nekk ma wax ci yéen ñaar fa nga jaar ci musique. dama leen a yàgg a topp. ci musique ak football. ak football. waaw jërëjëf maa ngi nuyu plateau bi ñu ma invité. jërëjëf. ma kontaan rek toog fi. xarit nga tax ma kontaan toog fi parce que mun naa ne plateau bi. mooy no stress. parce que kenn du mer suñu soxla. parce que yéen ñett moom ku toog ak yéen. kenn du mer de. boo tëddee tey sa guddi day neex. baa la ko wax day neex trop. baa la ko wax aussi di nuyu suma grand frère. aussi tamit ma dëkk bokk ak moom Wakaam. dëkk Wakaam ak Ngor. vraiment mu nekk grand bu baax aussi tamit. donc di rafetlu plateau bi may invité parce que ku ne bëgg na fi ñëw. kon nag tey ñun bu ñu bokkee si ñi nga xam ne dañu am chance ñu invité ñu. dañ koy rafetlu aussi tamit. mais nag plateau bi dafa am leneen lu si rax. maanaam parce que kii ma toogal nii saa neex bi. ay xarit lañ ci biir loo xam ne kenn comprendre. waaw ay xarit ngeen ci biir lu kenn comprendre. waaw. ah déet loolu man comprendre naa ko sax man. ay waay waaw noonu. Yéen a bokk poul nañ dem ñoo bokk poul ay waay lañ. ok. bu ñu demee ba ci biir dina feeñ. waaw ñoo bokk poul. ci Égypte. grand frère. salaamaaleykum ñëpp. vraiment di kontaan. di bëgg. tey teew fii ci yéen ñett ñi d'abord di leen sargal. di kontaan ci seen liggéey bi ngeen di def depuis très très longtemps. vraiment di ko rafetlu. liggéey bu important ngeen di def parce que da ngeen ñëw yéen. fekk affaire yi nekk fii ngeen jël ko tël ko yóbbu ko ci kaw. donc di leen sargal sénégalais yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen a ngi vraiment
def lu am solo. kooku ci kontaan lool. tey teew fii ak Sanex mi. ndeysaan. ak ki may wooyee Bob Marley mi. Bob Marley la. waaw. ak tey nga na alaaji. waaw bàyyil ma wax Bob Marley pour l'instant. ba nga dem ba ñëw. ba nga dem ba ñëw voilà. donc ak Jojo Malé vraiment yéen a ngi def liggéey bu am solo. donc kooku may kontaan tey rêve la woon nag pour man. ndeysaan. pour ma ñëw ngoonal. ndeysaan. vraiment dama ko soxla woon dama ko bëggoon. lu ma yàgg bëgg la. waaw di leen seetaan di leen bégee comme ni leen adduna bi yëpp di bégee. laada bëgg daal. mais laada puuj pàcc sax bu la neexee. waaw moom nag yooyu la génn tey ay bëjëg ak puuj pàcc. kon donc defe naa ne ñaari gan yi nuyoo nañu. man nañ gan de. te defe naa ne Sénégal bañ leen gisee ñu gros plan leen ku nekk xam na ki ñu invité ñan lañu. donc dañu njëkk ci ki njëkk a nuyoo. muy Mamadou Diallo. defe naa ne li tax ñu woo ko wax naa ko. Coupe d'Afrique bi ñu jëm. te it woowu ñu n'importe qui. ndax bu fekkee koo xam ni. footballeur nga woon. nga def lu ne nag ci football. tey jii boo demee États-Unis moom Mamadou Diallo mi dem na football États-Unis waaw xamoon naa ba léegi nii. moom moo détenir record meilleur buteur histoire football États-Unis ba léegi te Sénégal ñaata but 32 buts sur 34 matchs. 32 buts xanaa match bu nekk nga dugal sur 34 matchs. donc ba léegi. ñan ñoo topp actuellement Ibrahimovic moo am 30 buts. Ibrahimovic mi adduna bi yëpp di taw mënul fexe ba dab ko. te doomu réew mi la 32 buts nga dugal. waaw 34 match. waaw 34 match mu dugal 32 buts. da ngaa taxoon sa marque. waaw xam naa Serigne xam yeeg nga sama yooyu. waa ji moom sama xarit la. waaw. moo ma jox affaire bi. ah war ngeen kaa yóbbu Égypte de. d'accord n'est-ce pas. naa dem Égypte. donc mu nekk timit. waaw. 3e meilleur buteur équipe nationale bu Sénégal. maanaam Sénégal ba muy Sénégal ba léegi. mooy 3e meilleur buteur. premier bi Henri Camara la moo ëpp lu mu dugal but. waaw. deuxième bi kii la woon. déedéet deuxième bi Mamadou Niang la. waaw Mamadou Niang waaw. troisième bi moom la. waaw. quatrième bi El Hadj Diouf la. cinquième bi Jules François Bocandé. ah. waaw. booy dabaguñ leen. ba yow ñii dañ doon dugal ba yow kan dana dabagum. donc defe naa ne kon. ba léegi war nañ koo war a mën a. invité fii ngir mu wax ci Coupe d'Afrique bi. ba pare mu jaar fu ne nag ci football. jaarul Paris Saint-Germain moom. déedéet Maroc la nekkoon. waaw. jógee Maroc dem Suisse. waaw. jógee Suisse dem Turquie. dem Norvège dem Allemagne te Allemagne du n'importe quelle équipe Duisbourg la doon football Allemagne titulaire. n'est-ce pas jógee fa dem USA bi nga xam ne moom moo détenir record ba léegi. jógee fa dem Arabie Saoudite nag wuti xaalis xam nga naan boobu moom Arabie Saoudite moom xam naa ne dañ laa fay ay milliards rek. pétrole la nga dem foofu wuti xaalis ndax pétrole baag yooyu pétrole daa tem la nag tem la pétrole. n'est-ce pas jógee Arabie Saoudite dem Suède Gothenburg aussi Suède équipe bu mag la fa. waaw ci équipe yu gën a ngand yi ci la bokk. dem Afrique du Sud ba pare dem Malaisie maanaam wër na adduna bi yëpp ci football kon defe naa ne war nañ ko war a mën a invité actuellement nag mooy entraîneur adjoint bu waa beach soccer yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy andil coupe Mamadou riche na. defe naa ne wax naa fi nga jaar yëpp riche na. mais lu tax ñu invité la coupe d'Afrique bii ñu jëm la coupe d'Afrique suñu doom yi nekk nan nga ko gisee maanaam defagum na ñett match bu njëkk bi ñun ñoo dóor match bi ci topp Algérie dóoruñu te Algérie fu mu ñu jàppee dumuñu 3e match ñu gagné Sénégal ni nga ko gisee nii yow war nañoo mën a andi coupe bi yóbbu ko place de l'Obélisque grand yi woy wala loolu xalaatoo ko yow. d'abord damay njëkk a rafetlu question bi nga xam ne moom nga ma posé parce que man dama njëkk a wax Sénégal bi mu demee ñëpp dañ ne favori la ma ne déet dañu bokk ci favori yi mais duñu favori tellement parce que bokk ci favori yi ak nekk favori dafa ute bu nit ñi amee dégg-dégg ci wax yàlla def ñu dem jouer ñetti match ñetti match ñun ñëpp sénégalais yi suñu li ñu xalaat man sama gëm-gëm gëmoon naa ne ñaari match yi ñu gagné dañ koy gagné muy ban contre Kenya waaw ak Algérie. ak Kenya ak Tanzanie. Tanzanie waaw Tanzanie bi ak Kenya mais match contre Algérie amoon naa yaakaar ne dinañ gagné mais dama yaakaaroon ne dina xaw a difficile si ñun. te maanaam difficile boobu ñu doon yaakaar. tey loolu moo si am. kon ça veut dire ne def nañ parcours boo xam ne lii si ëpp solo mooy naka la ñuy def pour génn premier tour. premier tour yi tey génn nañ ko. mais nag aussi comme ni ma koy waxee boo nekkee sénégalais wala tey nga nekk équipe bëgg a gagné coupe aussi foog ñuy nangu di gagné équipe yu mag yi aussi tamit.
maanaam lu mel ni Algérie foog ñu jéem ko comme match boobu gagné ko loolu mooy wane image bu mën a wane ne tey jii mun nañ dem jëli ji coupe bi mais rassurer population bi parce que man comme ni ma ko waxee àdduna li ma dund laay wax ci sport te lu may wax rek dama koy teg ci dëgg aussi tamit c'est-à-dire ne 2 matchs yi ñu gagné Sénégal yëpp c'était prévu avant ñu fiy jóge mais contre Algérie lañ doon xaw a bëgg wax ne surprise daal amagu ci am na quand je dis am na tuuti surprise parce que boo déggee am tuuti parce que man yaakaaru moon ne Algérie dinañu dóor mais yaakaaru naa surprise bu favorable ci ñu laa bëgg a wax waaw parce que boo nee avant ñu fiy jóge xamoon nañ ni dinañ dóor Tanzanie dinañ dóor Kenya ce qui veut dire que ñun Sénégal mënuñu xaar ci moom Coupe d'Afrique club bu mag Sénégal gagné ko quoi équipe nationale bu mag Sénégal gagné ko. loolu nga bëgg a wax. foofu la ñuy amee problème lu si bari. waaw lu tax. loolu foofu la ñuy amee problème lu si bari. parce que boo xoolee suñu dernière année yi ñuy football yëpp. saa yi ñu dajee équipe bu mag rek. dañuy am problème. Coupe d'Afrique bi passé. bi ñuy éliminé kan moo ñu éliminé. Cameroun moo ñu éliminé. poule bi ñu nekk nii kan moo ñu stop fi ñu toll nii. Algérie moo ñu stop. léegi nag. boo match de qualification da nga koy gérer malgré que nag gérer nañ ko mais li ëpp solo saa neex mooy tour yi ñuy dem léegi nag si tour yi ñuy dem nag si la ñuy xam équipe bu Sénégal caractère am ak ni mu mën a éliminatoire élimination directe la exactement léegi man mën naa laa laaj benn question ci mentalité la ci dañ ñoo dàq football la wala manque de gestion la manque de gestion moom xanaa kenn waxatu ko wala bête noire la wala lan la ba tax mënuñoo doon pays bu mag ñun suñu équipe nationale bi ñooy football ba ci yàgg affaire bi dootu leen saf dara ñu bàyyi wala lan la parce que lii buñ ko jiiñ ñii dem rek lu yàgg la yaakaar gu tas gi lu yàgg la lan la pour yow lan la ok waaw comme lan moo tax lu mu bëgg a wax le fait que nga ne équipe yu mag yi ñun mënuñ leen a dóor c'est quoi le problème c'est-à-dire ne équipe yu mag yi toujours dañuy am parce que dàqu ñu football dañuy am problème déjà li ma la mën a tënkal loolu mooy xam nga tey équipe nationale Sénégal bi tey kenn dootul waxati moyen waaw parce que moyens yi mu ngi fa tey équipe nationale bi li muy dund amul benn équipe nationale bu ko mus a dund ñun ñëpp jaar nañ équipe nationale mais ñun bi ñuy jaar équipe nationale doon nañu éliminer si yenn match yi mais da lay wóor ne faute de moyens la woon ay manque de conditions ba Caire 86 da ngay xool équipe yi liñ doon am seen liñ doon def préparation Sénégal daawul am préparation yëpp tey Sénégal dafa matal léegi ndëkk lii des mooy lan mooy waru souvent buñ dajee équipe bu mag mu gagné ñu lu tax waral boobu mooy il faut que ñuy nangu même buñ nekkee ci qualification ay match amical ñuy nangu di football ay équipe yu mag dafa am solo parce que boo xoolee Sénégal dernière année yi passé ñu ngi qualifié ay coupe d'Afrique ñu ngi qualifié ay coupe du monde munu ma ne dama sous-estimer équipe yi ñuy gagné mais pratiquement xoolal ci yan poule la ñuy bokk parce que aussi tamit c'est important des fois nga am ay poule yoo xam ne comme daje poule bu mel ni Maroc am poule boo xam ne benn Cameroun rax si wala nga am ñaari nganda ci sa biir poule ngeen nekk troisième c'est que match yooyu boo koy am dina la permettre boo amee match yu mag yi di nga si mën a génn mais tey bu fekkee da ngay day ay équipe yoo xam ne dañuy xaw a ndaw ça veut dire boo ñëwee ba si càppande bi toujours day am ay problèmes yoo xam ne kon kay amuñu moyen parce que nag bul fàtte ni ñun xëy na duñu sportif mais xam nañu monde football à peu près comment ça se passe yenn match amicaux yi pour nga am ko moyen la laaj équipe bële da nga koy jël en charge. waaw mais sax mais xam nga léegi nag mais ñun def nañu sax match ak Croatie. mais Croatie du équipe bu ndaw. mën na nekk ay Nigéria aussi def nañu ak ñoom. loolu mën na nekk ay coopération ak ay yooyu. xam nga tey mais tey jii comme ni ay Côte d'Ivoire ay Cameroun ay Algérie di dem jël seen moyen seen fédération bi jël moyen xool équipe bu ngand engagé ko. xam nga mais da ngay gis ni Sénégal mënul sax déplacer par exemple équipe bu mag indi ko fii stade suñu stade yi ñu football fii parce que benn amuñu stade sax bu footballable. ah Léopold Sédar Senghor kenn gën a la wuñu ko de. mais cher waa xaaral rek. xaaral. il faut pas que bu ñu nee basket ñu ni Marius Ndiaye dong. bu ñu nee football ñu Léopold Sédar Senghor dong. bi ci teguwaat sunu doom yee ko mag. muy stade u Thiès bii te du stade sax compétition nañ waxante dëgg. dëgg la. nañ waxante dëgg am na arena bu bees bi waaw. vraiment amuñu stade boo xam ni sax digne de ce nom yoo xam ni
ñun ay internationaux bu ñu fi ñëwee mën nañu football sax à l'aise xam ne Sénégal am na mais ay Côte d'Ivoire ay yeneen équipe yi ñuy wax nii dañ ñuy dóor parce que ñoom dañu jël ay stade yu baax am ay moyens yu baax di def lu baax di jël ay équipe yu ngand di leen fay xaalis bu weex tàll ñuy dem di football ak ñoom mais nee na am nañ moyens yi. waaw ana moyen mais moyen boobu de amu fa xam nga ni ma ko mën a expliquer kon moyen yooyu amuñu ko ñun moyen événementiel la ñu am waaw na ngay dem Coupe d'Afrique événementiel da ngay dem très bien waaw loolu nangu naa ko nga génnee ay moyens waaw mais tey waaw xam nga des fois nit ñi dañuy wax fédération yi loo xam ne fédération ak état dafa ute waaw parce que jumukaayu sport état moo koy def si dëkk waaw comme tey li ngay expliquer waaw d'accord naa yow li ngay wax tey Sénégal amul ñaari stade yu diiñ sax waaw pour football vraiment parce que tey stade amitié tey boo fa duggee dafa ruslu waaw yàqu na comme tey normalement lu mel ni stade amitié waroon na am stade bu baax ñu defar ko nga dem tey Kaolack am fa stade bu baax nga defal ko au moins nga defar wala ñeenti région yoo xam ne ñii day recevoir football ñu ñëw nga xam ne am na match yoo xam ne di nga mën a jël match bi sax xool par rapport ak fooy transférer match bi pour yóbbu ko loolu rôle état la loolu d'accord naa seex yow bu baax a baax ñaareel bi fi may ñëw sànq wax nga sax même si stade Thiès bi stade Thiès bi pour man même li ñu ko doon defaraat c'est mieux ñu toj stade bi defal ko stade bu moderne parce que stade bi deful sax 10 000 spectateurs te bu demee de si la yem te tey stade Thiès li mu bon waroon na mën a nekk 15 000 wala 20 000 spectateurs def ko stade bu moderne kon loolu ngay wax noonu d'accord naa seex yow côté boobu problème am na fa mais boo déggee ma ne mooy am tey ak ñun ñi nga xam ne ñoo daan football équipe nationale xam naa fi ngay wax ak léegi dootul benn xam naa fi ngay wax parce que tey ñoom ñu ngi jëg di dem dëgg la mais tey état génnee na lu tolloog 3 milliards dëgg la teg ko loolu aussi tamit da si am solo maintenant aussi lii si am solo boo amulee ay stade yu baax est-ce que yow sa bopp di nga mën a recevoir équipe yu mag fii loolu laa wax munoo jëlee Maroc andi ko fi munoo jëlee lii di am mooy da ngay jël joueurs yi di leen yóbbu seeneen stade ñuy dem football ji te Sané dafa am loo xam ne dafa am solo tey si Sénégal tey boo nekkee footballeur nekk international ñun dafa am loo xam ne bu ñu daan dugg si terrain moo ñu daan tiital muy lan xam nga muy lan mooy tey da ngay nekk tey match day jot équipe bi fii lay préparé wu Sénégal population bi jege leen nga dégg benn Sanex di wax fële nga dégg keneen di wax fële nga dégg pression yi nga xam ne mooy am nga xam valeur yi xam li lay xaar xam li ngay dégg nga xam ne tey boo duggee si terrain bi dafa am beneen caractère booy mun a ñëwee maa ngi rappelé am na benn Coupe d'Afrique bu ma def Tunisie en 80 man kay ci laa bëggoon a ñëw sax parce que loolu moom am na ci question moom xam naa danaa ci ñëw ci kanam tuuti bi ma demee Coupe d'Afrique boobu d'abord li ma njëkk a xalaat wakaam gi ma dëkk samay yaay samay rakka population bi waa wakaam yi pour xaar parce que tey bu ma duggee ci terrain bi weere day doy waar donc ça veut dire ku ne war ngay xalaatee noonu xam ne boo nekkee ci terrain bi Sénégal yëpp ñu ngi taxaw di la seetaan léegi nag tey jii mooy ni ma ko répété rek mooy ñun Sénégal su mi dañuy décréter loo xam ne jotagul Coupe d'Afrique kenn du ko décréter ñu koy décréter par exemple kenn du décréter Coupe d'Afrique da nga naan l'esprit est mental da nga koy garder si biir terrain bi laa koy wane waaw mais balaa dara amul nga ne damay dem jëli ji Coupe d'Afrique loolu kenn xalaatu ko loolu moo indi match Algérie bi ñu si amee défaite Sénégalais yi am ay choc te pour man match bi ñu am nii défaite dafa baax si Sénégalais yi parce que dina tax ñu xamaat suñu bopp waaw ñu réglé xam ne bañ a fuuy loolu baax na moom lay wax nii ñu toog boobu ñu toog noonu dina gën a jox énergie joueurs yi parce que pression bi si lay ëppaatee et pour man loolu dafa am solo. d'accord. man tuuti. waaw dañuy damay daaneel foofu rek man sincèrement. joueur équipe nationale yu Sénégal. ca jamono yu ma fekkewul ba ji ma fekke nii. du ma leen critiquer mukk. jamais. lu ñu football lu ñu football. résultat bu mu am. bu doon sama sogo. coupe yi ñëpp am. ñu am coupe d'Afrique sori coupe du monde nangam. mais man joueur équipe nationale bu Sénégal man bokk loolu sama gis-gis la. man du ma ko critiquer. jamais. parce que au moins sax ñoom ñafe nañu. bàyyi bànneexu vacances. bàyyi bànneexu jabar bàyyi bànneexu leneen te gënuñu leen bëgg coupe bi parce que dafa bokk ñoom ci seen ay palmarès ñu bàyyi seen lépp. dem di défendre couleur réew mi. loolu laa doon wax ci 5 minutes de ngonale dama koy tëjee foofu rek. nañu arrêté di saaga joueurs yi
di saaga entraîneurs yi di saaga ay fédération di saaga critique vidéo koo gis mu def vidéo saaga jour koo gis mu def vidéo saaga entraîneur def statut saaga pour lan ce n'est même pas encourageant waaw góor feesul biir waaye yokk na jom ale gars yi beneen yoon ñu gën a kii waat nañ defaruwaat nangam mais ki dugg ci terrain bi di am defet neexu ko dëgg la neexu ko benn yoon bu doon sago mu ñu gagné Algérie dëgg la ñun ñoo gën a bëgg victoire mais bu doon jour yi bu doon seen sago ñu daan waa Algérie jomal leen yóbbu il faut que population bi aussi arrêté injures yi ak xaste yi man loolu laa bëggoon a wax ci loolu. gis nga PlayStation Play booy play da ngay gis ñu bind si tableau yi gagnons ensemble perdons ensemble play waaw kon population bi dëgg ñoo war a demee noonu ak dëgg mais gagné yuuxu ñàkk saaga waaw loolu sax mais dogguma ko sax moom waaw fii Sanex daanale laay wax xam nga man damay wax ne jour rek ci terrain bi saaga warul kenn warul saaga jour dëgg la ñaareel bi teg ci même ñun ñi nga xam ne dañuy def ay analyse ci télé du critique parce que analyse mooy jëmale mbir jëm kanam parce que aussi tamit dafa am lu am waaw ku dem ba sol maayu équipe nationale dootul caaxaan dëgg la ku dem ba sol maayu équipe nationale foog nga nangu encaissé waaw tamit ku waaw dem ba sol maayu équipe nationale foog nga def li la war ci terrain bi parce que avion yi ñuy doon yéeg ñun xaalisu dëkk bi la prix bi ñuy jox xaalisu dëkk bi la lépp xaalis privilège bi ñu am ni dëkk bi ñoo ñu ko jox malgré nag ñu ngi liggéeyal dëkk bi parce que tamit dañu bàyyi liggéeyal dëkk bi mais dafa am loo xamee rafetlu ma ko parce que même analyse man ci télé damay jaar ci digg bi mais du ma wax mukk ne Sanex bi xamul dara parce que man mii di jour du sama warugar mun naa ne tey Sanex tey du jouram kay fi ñu ko doon xaaree waaw deful li mu war a def parce que man mi di footballeur am na ay match yu ma dox am na yu ma doxul waaw donc quand même analyse dafa am noo ko war a defee dëgg la mais ñaareel bi aussi tamit loolooy dëgg ñaareel bi aussi tamit ñu teg si ne man dafa am loo xam ne dama ko ñaawlu Sanex ñu lan Crépin bi ma gisee mu génn après match bi amuñu dara lu Sénégalais yi di wax dafa ñaaw di jël ay vidéo di koy def mais pour li sax loolu pour man mooy jël paaka di jam sa bopp wala fekk sa doom di ko jam ay paaka déjà ce geste là dama ko rafetluwul parce que dafa wàññi booy bi même si Coupe d'Afrique bi ñu nekk noonu. ñàkk fayda rek. te loolu pour man du waru sénégalais. bu ñu demee ba ay Didier Drogba di yónnee ay Crépin pour encourager ñun sénégalais yi fan lañ nekk. ñàkk fayda rek. doy na waar. ñàkk fayda rek xam nga loolu man li ma ci wax mooy am na wax yoo xam ne sax jarul sax defal promotion. parce que ka ko njëkk a def. na yërëm boppam. donc voilà donc comme ni ñu ko waxee rek. voilà bi flécha waaw flécha mooy warga mi xew ci réew mi. donc comme li ma wax rek. dañuy dugg sport. dem musique. duggaat dem musique. kon ñu ñëw ci Père. waaw mais bala ñuy dem ci musique. waaw dama bëggoon intervenir di vraiment di rafetlu. waaw sama waa ji li mu wax ci football bi. waaw ci équipe nationale bi. et puis surtout li Sanex wax. nañu bàyyi di saaga ki ñaawal. vraiment joueurs yi parce que ñun Sénégal rek la ñu am. dëgg. tu vois te joueurs yii nii. li Sanex wax c'est très important. kenn gënu leen a bëgg. gagner wallaahi donc c'est important ñu leen di encourager di leen encenser tuuti. xam nga di leen. galvaniser donc peuple bi yëpp peuple sénégalais bi yëpp. ñoo war a encenser joueurs yi. jox leen doole pour ñu mën a am jom pour andil ñu dara fii. andil ñu dara ci voilà c'est ça. d'accord nañu Père. xam nga Père lii boo ci waxee war nga cee wax. parce que doomu réew mi nga. liñ fi tem bu ñu fi wax rek même ci musique bi sax. moom mii bu ci amee xalaat tamit da ko ciy def. bu baax. yow nag. journaliste bi li mu wax rëy na de. fu ne taxawu nga ñu lu mu wax. kii journaliste bu mag la ci réew mi li mu wax rëy na de. li mu waxati noonu. nee na. mi ngi rafetlu sunu débat bi. mu ni merci mu ni y a des Sénégalais qui ne veulent pas la victoire du Sénégal et qui font tout pour que le Sénégal perde. dañoo soxor ni billahi j'ai des preuves. waaw loolu ku soxor a koy def.
waaw kii nee na ma billaahi j'ai des preuves. waaw gis nga ça li ngay wax nii ça waaw metti na loolu képp ku ko def da ngaa soxor sa xolam bon. waaw da ngaa soxor. metti na trop. voilà ñun ñu ay doomu réew bëgg coupe comme yeneen pays yëpp ñu ñuy soxore. mais li si ku ko gën a def dafa garaaw bon. sax tey. waaw bu ñu waxee dañ ñaan Sénégal gañewul dara. billaahi foo dem dañ ñaan Sénégal te kenn dàqu ñëw football. ñoo mën a fubal. kenn dàqu ñëw bon. football. dëgg la. dañuy football ëpp na. ñun kenn rafet na dàqu ñoo football kenn dàqu noo woy waaw. kenn ëpp ñu culture. Dëgg la. kenn ëpp ñu dara. dëgg naa dëgg de. père defe naa ne wër nga àdduna bi. waaw. depuis nga am 16 ans ba léegi. xoolal lii xoolal lii yaa ku ngi ci def lii musique ki kii kan kan la la nii kii kooku. waaw ko suñu góol bi booy kii bi ànd na. sunu zone bi la mu tukki. Gomis la Gomis. waaw Gomis la waaw Mendy dem na. Gomis Mendy daa gaañu échauffement la gaañu. Gomis nag nay jàppale mi génn bari na de. ah non bal ba mënu koo jàpp boobu foog mu génne waaw gis nga fii waaw foog mu génne ko waaw. Ismaïla. waaw foofu lu mu. Ismaïla Ismaïla Sarr. xoolal lii la. joxoñ na ma. ah yow la xam nga ne joxoñ kii kenn gënu koo fi. alaaj man la joxoñ. joxoñ na ma. alaaj man la joxoñ. waaw yow dañoo bon. waa père. dañoo bon n'est-ce pas père. père kon ñu ñëw tuuti ci culture. après ñëwaat ci sport demaat ci culture. ndeysaan. père nga depuis 16 ans nga nekk ci musique. wër adduna bi. gis lu ne. ndax defe naa ba ngay dugg musique. kenn bëggul woon am doomu musicien. di musique waaw. wala kenn bëggul woon am jëkkëru musicien wala goro musicien. mu métti woon lool. nga def 50 ans nga marqué sa empreinte fii ci réew mi nag. parce que père fu ne lañ lay woo ci musique da ngay ñëw. gis nañ la ci jazz da ngay ñëw. gis nañ la ci mbalax. da ngay ñëw. gis nañ la ci musique bu slow. da ngay ñëw gis nañ la ci kii. salsa waaw da ngay ñëw. donc ñu gis na tamit ak nga ànd ak ay woykat yu mag ci àdduna bi. def ay tournée yu rëy ci àdduna bi. ba am tey 50 ans ci musique père. nga war ko fêter le 19 incha allah rabbi. père nan nga gisee sa parcours. le 19 lan. le 19 bii di ñëw. juillet non le 13. waaw. le 13 juillet. le 13 juillet 2019. waaw en père. mais ni ma gisee suma parcours mooy comme parcours bi ñuy commencé musique. fii man maay commencé musique à l'âge de 16 ans. fii entre la Gueule Tapée Médina ak Fass. fa laa commencé suma vie musicale. donc on avait un orchestre de quartier bu ñuy woowee le Rio Orchestra. parce que booba jamono il faut savoir que fii musique latine rek ay Johnny Pacheco nga daan déglu. ay Celia Cruz. ay Aragon. ay ñooñu rek nga daan déglu. ñooñu xamuñu leen ay Bemba Jazz. waaw wala super jamono super étoile yi. non avant yooyu yëpp di exister. ok booba temps yooyu rek nga daan déglu ay. ci musique américaine yan nga daan déglu. Aretha Franklin. Etta James Otis Redding. James Brown ak ñooñu. donc ñun on a eu la chance de bi ñu demee monter orchestre Sahel foofu lay orchestre Sahel. man Cheikh Tidiane Tall ñoomin yàlla na ko yàlla yërëm ak ñoom Seydina Issa Wade et tout ça. bi ñu monter Sahel nag foofu la ñu commencé révolution bi commencé. jël musique moderne dugal ci ay sabaraki ay tabalaki yow sax à la base tëggkat nga yow. waaw man percussionniste la. waaw. donc ci la ñu am idée wu ne pourquoi duñu dugal dans la musique moderne ay sabaraki yenn instruments traditionnels yi nga xam ni moom la ñu yeyoo moom la ñu am fii. donc c'est ainsi en 74 Jackson 5 ñëw fii. Jackson 5. Michael Jackson ñëw na Sénégal gi. waaw ñëw na fii. en 74. 74 ñun ñoo ko teertu fii. moom ñëwoon na moom ci boppam. bien sûr. Michael Jackson il était là ak Jackson 5 ak ñëpp ak ses parents et tout. ñu ñëw fii ñun ñu teeru leen fii. Michael Jackson je vous dis une chose man ak suma benn xarit bu ñuy wax Magay Niang mooy magu Prosper Niang bi nekkoon xalam. bi gaañu. yàlla na ko yàlla xaraa jën aussi. donc man ak Magay Niang boobu. ñoo jël Michael Jackson yóbbu ko fi awsa yi nekk. awsa yan lekkaloo ko dibi awsa. mooy bant ya. naan loo ko déglu ma bu baax de. bant ya c'est très important bant ya. waaw Michael lekk na dibi. naan loo ko tàngana bien sûr fii Dakar. naan en 74. donc bi ñu defee loolu ba pare révolution bi di continuer. wala photo bi. ndeysaan révolution bi di continuer. Sahel la ngi nii Cheikh Tidiane Tall. waaw kii mooy man Cheikh Tidiane Tall ak Thierno Kouaté. ndeysaan. donc bi ñu defee loolu. waaw révolution bi di continuer. ñu recevoir fii. James Brown ak groupe am. James Brown men. ñëw na fii. ban année en 75. 75. donc ñuy jouer ensemble moom ak groupe am
ñuy jouer tous les soirs au Sahel. Tous les soirs moom ak musiciens moom James Brown. on était ensemble au Sahel. Donc kooku ça a duré je crois ils sont restés 2 semaines et demie 3 semaines fii ak ñun. loolu moo lay wan ne Sénégal dafa am benn culture bu exceptionnelle. culture bu exceptionnelle moo nekk ci réew mi fii. booba temps nag ñun ñu ngi doon jouer cette musique contemporaine di ko mélanger ak yenn musique maanaam de variété yi quoi. de variété. fala nag suñu waa ji muy Youssou Ndour. ci la génnee ji. ma wax leen nag waxam. waaw. waaw c'est important parce que nit ki il faut ngay xam dëgg di ko wax. gis nga moom bi mu commencé jouer mbalax noonu. di ko imposer fii. booba temps nit ñi ils avaient pas la culture de ça. c'est-à-dire à la limite dañ ko daan dafa xawoon na kii lu muy def nii. voilà kii lu muy def nii waaye. il était un peu ringard kii dafa nooy. ay mbalax ay kii nit ñi xamuñu woon mbalax boobu époque. jazz ngeen xamoon moom mu am vision wu insister là-dessus. et c'est très important li may wax nii. moom Youssou Ndour mu insister là-dessus. insister. nit ñi comprendre ñu muy insister di insister. ba imposer le mbalax là. à tout le Sénégal et à tout le monde entier. c'est le roi xam tey. donc c'est important aussi ñuy wax l'histoire bi fi mu commencé. kon moom loolu moo ko muy ko def Sénégal li muy def nii. non c'est important. mbalax gi. mbalax bi moom moo ko c'est-à-dire moo am vision bi imposé ko ne lii laay def. mbalax bii moom laay def. defuma musique latine defuma musique américaine. defuma musique cubaine. musique dugal tama yéen daan ngeen dugal tama. amoon nañu tamakat bu daan tëgg bàyyi tama la tuddoon sax. mais pas comme ni ko Youssou Ndour. pas ni ko Youssou Ndour doon defee. ok ñun dañu jékki-jékki rek gis Youssou Ndour fël ak ay tamaaki ak ay. ñoom ay Mbaye Gueye Faye ak ñoom Assane Thiam ak ñoo xam ni bon voilà c'était inimaginable époque boobu. moom mu imposé ko. Michael Jackson année bi la fi ñëwee. oui. fi fan la woon nii. Michael la. fii sareet la ñu yooyu wuti la léegi nii. Michael Jackson la ñu ci kanam. waaw 74. fii gore la ndeysaan Michael moo nekkoon lu ndaw nii. waaw. waaw 74 mooy temps yi xanaa li xewoon bopp bi li dal afro. waaw dina ñëwaat afro xewoon. temps boobu laa lay wax nii nag. waaw. laa leen di wax nii. waaw. la fi ñëwoon bon voilà. et puis pour revenir à Youssou Ndour am vision boobu insister nag. di insister ñu naan mais kii. daan ko gis daan ba kii fan la jëm yow kii lan lay def nii. ba mu boobu seen booy la quoi yéen. oui boobu temps il était très très jeune. ñun boobu temps ñu ngi Sahel nag il faut savoir que booba jamono Sahel moo doon le groupe phare du Sénégal. le groupe numéro 1 de ce pays là. parce que voilà club la woon en même temps. boobu temps Youssou Ndour fu doon tëgg. Youssou Ndour boobu temps mi ngi doon tëgg ñaani nekk xale bu ndaw. mais muy fees. bu fees del kay. ndax mbalax bi. daan fees del. mbalax bi mais c'était un peu marginal quoi. xam nga dafa marginal woon ah. waaw mais aujourd'hui nga xam ni yàlla rek mooy ngand. yàlla rek mooy ngand. aujourd'hui le temps et sa vision lui a donné raison. dëgg la. waaw kooku c'est important de le dire. voilà ñun ci jamono jooju donc la ñu commencé di kii après bon bi Sahel tassé en 76 77 man ci laa jógee foofu fii nag dem en Europe. dem en Europe avec les expériences qui sont connues. et tout ça Europe temps ay ñoom kii fa nekkoon xanaa ñoom Buriel la kii ñoom. non gars yëpp a ngi fa woon man ñoom Johnny Hallyday dama ñëw Europe fekk fa ñoom waa Touré Kunda attention. Touré Kunda waaw y avait ak xalam ak xalam a nga fa woon xalam 2. parce que y avait ñu bari dañuy mélanger le xalam 1 ak le xalam 2. le xalam 1. kenn xamul moo doon ñoom Magaye Niang ak ñoom Cheikh Tidiane Tall. ñoom Bra ñoom ak Souleymane Faye nekk foon. Souleymane Faye ci xalam 2 la nekk. ci xalam 2 la Prosper Niang moo jógee France ndem si yàlla da ko yàlla xare jëne jël si ko fii yóbbu ko en France mais xalam 1 moo fi nekkoon ñoom waa xalam 2 nekk seen maanaam le cadet du xalam 1 quoi. rivalité junior. non amul woon rivalité. c'était un apprentissage dañ daan
xam nga comme seen boy la ñu woon et tout ça. donc dañ daan wàcc sax ci scène bi. abal leen instrument yi ñu joué. mais si seen jamono yooyu ngeen di samp sayal ak di def musique boobu. est-ce que c'était difficile ak seen parents yi. ah c'était très dur. sa mère c'était difficile. ma ñun lu ne daj lañ ko ci. dóor nañ ñu takk nañ ñu yeew nañ ñu tere nañu lu ne mais. quand la passion prend le dessus. mais bu ngeen doon gérer ji sax dañ leen di dàq xanaa. bu ngeen doon dem di kii ci xale yi dem seeti seen copines yi dañ leen di dàq quoi. non parce que dama dégg ne bu njëkk ba pour nga ñëw ne kii man. kii moom artiste la waaw artiste la papay xale bu jigéen bi da lay dàq. dégg naa da lay dàq. non mais musiciens yëpp. booba temps musique aujourd'hui tey dafa bon on sait ce que c'est devenu mais même Youssou Ndour ci boppam bi mu daan musique papaam ci boppam. bëggu ko woon bàyyi mu def musique mais dafa amoon benn affaire bu mu gëm enduré ci perduré ci gëm ko dem ba jeex takk et aujourd'hui on sait ce qu'est devenu après ba nga demee France après bi ma demee France donc ma daje faak yu bari nag daje faak Touré Kunda fa la fekk ñoom Salif Keita ñoom Mori Kanté gars yi ñoom Ray Lema ñoom Manu Dibango gars yu bari ils m'ont beaucoup aidé nag ñoom Touré Kouda ñi ma tudd ñëpp ils m'ont beaucoup aidé parce que dañ ma accepté ci ñoom parce que ñoom ñoo fa tegoon tànk aussi ma ñëw ñoom ñëpp ñu accepté ma vraiment gunge ma ba ma doon li ma doon tey et voilà boo def ci 50 ans ak l'aide de Dieu aussi voilà d'accord kon da Ndiaye waaw moo ko xool ni muy waxee voix roog la yor waaw donc fan nga nan nga doon wayee octave da nga doon mbaar mbëpp wala da nga doon jolli kii day mbaar mën nga jolli non pas xam naa daal man sama baat possibilité bi ma may waaw pour ma way ak technique bi ma koy utiliser d'accord pour way fu ma neex nag mun naa fa wayee loolu yàlla defal na ma ko quoi d'accord waaw mais kon ñu ngi ñëwaat xam nga way nag ak football yam ak théâtre ku nekk ak sa propre style waaw style bu garaaw la yor moom gis nga ñun ñii da ngay gis ni man ni may théâtre yow bokkulee ak ni théâtre bokkul ak Cheikh Ndiaye ni ñuy théâtre kii ni mu daan footballé en tant que attaquant bokkul ak keneen ak waaw noonu la way noonu la waaw après nga koy comprendre ku nekk ak sa technique la waaw comme koy woyee daal moom am na ndeysaan dëgg la man loolu laa gëm ci woy woy daal day dugg ci xol dina ñëw après dina ci jolli balaa ñu ñëw ci kii bi boobu noonu dafa garaaw woye xale du ko foyantoo waaw kay kon balaa ñoo ñëw ci loolu ñu ñëwaat fii tuuti Sénégal Ouganda na nga wicceem waaw loolu kañ la vendredi Ouganda yi ñu ne ñu mbay del sukkar ataaya ji di def naa na ju bari waay dinañ la delloo ku caada suñu bukki yi la mbaajoona waaw ñu ne ñu kon Ouganda yi ñu ne ñu physique nañu ñu ne ñu am nañu doole te nee nañu du ñu sonn. les Ougandais xam nga Ouganda. Soudan Kenya Éthiopie Tanzanie yëpp altitude lañ dëkk. moo tax seetlu ne athlétisme dañ koo mën. bu ñu wàccee ci suuf nii seen xol yi ñaari. te ma xamal la dara waaw. dama xamal la dara. waaw ñu yor dara lañu. ñoon waaw. ay lay la laa ñoo am ñaama lañu. waaw. waaw kii wuñu de. ñàkkuñu Uganda foofu ay les patrons sénégalais dëgg. fa la ñu noppal ay milliardaires sénégalais dañ fay for ay xeer. man defoon naa waaw ay xeer waaw di wuti foofu ay xeer yi. non am naa ci yooyu ay expérience yu bëri parce que am naa ay xarit yu bëri yoo xam ni. fa la ñu wutee xeer yi. dem Uganda moo leen gënal. dem New York. 15 New York. mais Saner. waaw yàlla def daal. waaw ñu gagné Ouganda yi man daal loolu. inchallah loolay am sax. na Sénégalais yëpp. adduna bi yëpp ñaanal. mais xam nga dafa Sénégal ñu gagné mais xam nga dafa am lu am solo lu mu wax. waaw sànq. dafa ni. bañ na bërëg. ñu ne Sénégal Tanzanie. waaw xamoon nañ ne dañuy door Tanzanie. très bien mu ne Sénégal Kenya. waaw xamoon nañ dañuy door Kenya. waaw Sénégal Ouganda bi. waaw xam nañ ne dañuy door Ouganda wala. waaw da nga ma même philosophie boobu nga demee yow wala lan nga demee. da nga ma laaj question bu am solo. waaw mais balaa may jëm si question bi. da ngeen may rek ma dugg si Youssou Ndour bi mu laal. musique waaw. musique waaw tuuti ay naanaan lañ nag kii dafa dugg ci football. waaw tuuti Sadio Mané waaw Sadio Mané ak Ismaïla Sarr waaw. grand bi dama koy bëggee. waaw ndeysaan tax ma koy bëggee. da nga wax sànq lu am solo. ndeysaan parce que gis nga lépp loo gis si àdduna. dafa am nu ko yàlla di defee. même bi ngay wax sànq ne boo leen daan musique sax dañu leen daan indil problème. man bu ma daan football yi dama daan tëb miir maa ngi dëkkoon Wakaam
ndeysaan. dama daan tëb suñu kër pour mën a tëbaat dem football ji bu ma ñëwee dama amoon benn nijaay boo xam ne bu may dóor sama genou yi lay teg kii mën a mbugal. jël samay loxo tàllal ko nii attention ani kooku. pendant une heure de dafa jàng armée. mu ngi fi ba léegi dafa jàng armée xanaa. waaw mu ngi fi ba léegi kooku. parce que tellement que mooy li ñu doon wax boo daan def affaire musique wala football dañuy foog ne da ngay caaxaan dëgg la. te fekk du woon lool jamono ji de sama doom bu ba amee doom bu góor bu football ji léegi dafay rey. boo amee doom da ngay yàkkamti mu dem football yi ak a leer. mais beneen bi aussi pas tout le monde. may nuyu Yow sa Youssou doom parce mën na que football yóbbu ko. boo gisee télé bi ma fiy ñëw waaw fii moom sa kër la. wala mu nekk sama kër parce que li may wax si plateau la moom moo ma ko ji ndeysaan. te man du ma fàtte Youssou bi may njëkk a recevoir fii këram la woon waaw. dëgg la. du woon studio kër li lay wane nit ku reconnaissant mooy équipe bi ma daan jaar damay dindi maayoo di koy may parce que dama xam ne dafa bëggoon football ba bi may football Allemagne moom mu convoqué ma fii si kër gi dafa mënoon football sax. toog waxtaan ak man jàmba santeex man mais man dama bëggoon Youssou Ndour ma xëy guddi di dem cosaan ñëw di dugg bëgg a fay billet ñu ne ma doo fay billet parce que Youssou Ndour nee na dootoo fayati billet ndeysaan. loolu mu nekk loo xam ne daf ma jàpp sama bopp ba léegi ma koy remercier si loolu mais aussi di ko ñaanal yàlla may ko jàmm amiin. parce que bu amee jàmm ñëpp am jàmm Amiin. parce que bu dul dara sax ñi mu jël fii rek mu boot. ñi mu boot rek dafa bari Ndeysaan. kon yàlla ko suñu borom may jàmm amiin. léegi nag bu ñu jëmee si match bi waaw. xam nga man ni Sanex mu yombee ci Kenya ak Tanzanie noonu la yombee ci. Sanex man damay analyser waaw. kii kana nii. ñii waa Uganda la. non kii man la kii moom la. Uganda ngay dural fii nag. le surprise de non Uganda ngay bii dural. Gothenburg la Gothenburg Norvège. fële Suède Suède. Ndiaye tey nag équipe yaa ngi bi la gagné na coupe d'Europe waaw gagné na coupe d'Europe. coupe d'Europe waaw des clubs Gothenburg waaw. ah des clubs. waaw. ah ok. ndeysaan fi gay na dëgg ngi woon noonu. waaw. léegi man damay jël analyse u match du ma wax comme supporter mais des fois même di nga wax sax nit ñi du ñu mën a comprendre fi ñuy waxee parce que ni ngay jëfandikoo si biir terrain bi la moo tax dafa am beneen waxukaay booy waxee même booy wax da ngay prévoir lii am ak lii amul xam nga sport dafa am loo xam ne prévoirul positif ak négatif. ak négatif waaw des fois nag sénégalais yi dañuy bëgg rek ñu positif waaw. footballeur bi wala kii ko dund mënul positif tout le temps dëgg la. parce que sport dafa am positif ak négatif wax fooru nit ki mais wax suñu foor aussi tamit match bi ñuy tàmbali ñi ñuy dajeel mooy les africains de ce tournoi africain tournoi yi football bi ñuy football mooy footballu africain dëgg kon nañ leen di gagné kon. xam nga tax ma wax la loolu lan mooy footballu africain dëgg physique. xam nga ñun à l'époque li ñu manqué léegi ñun Afrique ñun dañ yoroon ay valeur yor ay qualité yor am tubaab bi loo xam ne moom lañ ñu daan jël see fii mais bu ñu jël see fii yóbbuñu comme Europe ñu nekk ay pro ole ñu jël li tubaab bi man ñu garder suñuy valeur dañuy dem Dañuy bàyyi suñu bos. dañuy bàyyi suñu bos Jël dem bu tubaab bi. jëlaale bu tubaab bi mooy comme ni ñu daan fubale yow africain nga da nga daan am doole mën a bës mën a daw mën a fël xaw fi ngay jaar dem dugali te doo bàyyi. tubaab bi ñëw jël tactique def ko sa biir bopp bu defee tactique boobu sa bopp nga jël valeur yooyu ak valeur yi nga am incarné ko nga romb tubaab bi mais léegi tubaab bi daf ñuy ñëw jël si fii ñu bàyyi suñuy valeurs yi nga xam ne moom lañ ñu mënee ñu ñëw topp tubaab bi ba nga xam ne loolu moo ñuy waral léegi ñun suñ football di xaw a naxasaay di xaw a sooxe. di xaw a sooxe Ouganda yi ma gis nag ñooñu bëre yi nii. waaw Ouganda. waaw. wala mooy ñii. rouge yi rouge ya. mooy Ouganda yi. équipe boo xam ne attention. physique na équipe boo xam ne am na condition physique équipe boo xam ne du bàyyi équipe boo xam ne day dem ba jeex waaw léegi. léegi nag nan lañ leen war a mën a gagné ñun ñoom. Sénégal buñ bëggee gagné Ouganda waaw. Aliou Cissé déglul bu baax nag. suñu valeur la ñuy indi bañ a xool Ouganda valeur bi ñu am mooy. valeur bi maanaam mooy tey booy dem di jeex ñoom bu leen may temps ñu fubal ba pare nag nga jaare leen ci technique mais ils Waaw. sont mais ils sont ultra rapides. waaw moo tax seen flanc yi dañu gaaw ñoom. xam nga nit ku gaaw waaw faalewu ma leen. bul ko may fu mu réactionné très bien. tey booy daw wax ku gaaw waaw. mais bu la njëkkee daw du la jiit ok. aha
waaw léegi man nag ni ma gisee match bi mooy dañ leen di jëli si kaw ci kaw. kaw bu ñu leen jëli jee si kaw mais téye suñu jeu technique bañ ko yàkkamti bañ a sànni. dawloo leen. waaw parce que xam nga lu ma bëgg a wax ci loolu xam nga par problème bi nee nga bu ñu leen bàyyi ñu football loolu du jour bi de parce que 11 Sénégalais yi nekk ci terrain bi buñ sañoon duñ bàyyi ñee ñu football loolu tactique de jeu la Exactement. maanaam soit nga def 4-4-2 wala 4-5-1 wala nang donc loolu mooy empêcher mais boo defee 4-4-3 dañuy jouer forcément xam nga classement bi ban la. xam nga entraîneur waaw dafa am loo xamee fi ma toog nii mënu ma siy àgg foog ma koy bàyyi entraîneur mais entraîneur xam nga lan mooy rôle am si terrain waaw mooy di xalaat di contrer. mën a contrer ñu def dara waaw tey nga xool Sanex bi xam ne lii mooy fooram xam lii fii lay jaar Waaw, kay. xam lii la mëne lii mënew ko Nga kar ko. yow li mu mënee nga jéem ko éliminer dëgg la waay dëgg la dëgg de mais loolu entraîneur moo koy xalaat dëgg la tey du jour bi nga xool say joueurs yi nga yor ku si nekk naka la mel nga xool ne Sanex bi tey war naa mën a gis diw bi kii laa xalaat ne moom moo war a mën a fubal ak moom man looloo tax Deschamps neex ma. loolu mooy waral des fois ay match ak Zidane ay match nit ñi yaakaar jékki-jékki yaakaar diw titulaire na diw mooy titulaire sa xel nga ñëw ba si match ñu changé ñu indi keneen waaw fekk keneen ki ñuy indi ñu naan entraîneur bi cuune la. waaw kañ xam nga te fekk moom moo xam. la mu équipe xam lan mooy waaw. dëgg la moo xam mais sénégalais yi daal. man daal Sénégal. 15 millions entraîneur. léegi loolu mooy waral nga indi keneen ne waaw profil bii de waaw profil bii laa koy jël waaw. mais nag waaw match bi ñee ci baax ñii ñoo si baax mais nag li xaw a doy si sport xam nga mooy lan c'est pas une science exacte waaw du science exacte waaw mënuloo ko kii moom waaw léeg-léeg nga waaw. préparer sa équipe ba mu baax préparer sa tactique ba mu baax lu ndaw njuuy la dëgg la. léeg-léeg nga jël équipe ma ne ko kaay ma jox leen benn match bi mujjee gagné nii 3-0 Kenya waaw Sadio Mané raté but bi penalty bi man en tant que joueur wax naa ko nee naa Sadio dafa war a xam ne tey moom sénégalais du Sénégal mais monde bi ñoo ko dul pardonné parce que tey Sanex am na foo xam ne boo fa tolloo li ñuy munal kii munuñu la ko muñal waaw ñu ngi nii. waaw duñ la ko mun a muñal dafa rate fii ça veut dire ne même booy dem di jëli penalty sa altitude sa façon faire lépp dafa war a changer da nga war a am benn caractère boo xam ne waaw moom ngay jëli jee concentration bu garaaw booy dóor penalty tamit dafa am noo xam ne pied boo ko d'appui dóoree boo ko ratee nit ñi wax la mais boo ko dóoree boo ko ratee nit ñi duñ la wax waaw parce que am na façon daw yoo xam ne boo ko dawee boo ko dóoree kenn du la wax dara mais am na loo xam ne boo ko dawee nit ñi mun nañ la si ŋànk loolu c'est très important beneen bi match bi ngeen seetaan tey Sénégal bu dugalul woon deuxième bii match boobu wala ñu dajaloon ak beneen équipe bu mag mu dugal ñu après match bi dafay changer beneen match mooy ñëwaat waaw. moom laa lay wax ne la football du science exacte il faut savoir da nga war a xam moment bi nga xam ne moom ngay rey match am moment bi nga xam ne si nga war a dugalee mais selon yow ban tactique de jeu moo war a mën a gagner Ouganda tactique de jeu mooy ban selon yow waaw ban maanaam tey boo doon coach tey yow lii ngay teg man maanaam comme man tey ba ma doon coach man Sénégal Algérie man naari duñ contre attaque man du ma def 4-4-3 du ma ko def mais moom laa lay loolu laa la bëgg moom laa lay expliquer fi ñu toll xam nga tey boo xoolee Sénégal même équipe bi mu footballoon lay indiwaat mais dina am ay changement parce que Sané te mu gaañu woon te nekk Bordeaux booyu Bordeaux bi waaw kooku latéral titulaire la c'est sûr que kooku dafay ñëwaat léegi ça va moom mais kan moo gaañu ñu koy wax ni am na ku gaañu ñu ni Sénégal dafa perdre benn. góol bi la góol bi la Mendy la góol bi Mendy góol bi la échauffement waaw léegi yàlla suturaal nañu ba suñ beneen góol bi nga xamee dafa gaañu dem beneen góol bii ñëw munoo xam kii gaañu ñoom ñaar ban différence la dëgg la ñëpp ay ndaanaan lañu am nañ ay ndaanaan lañ am ñaari góor gardien wala ñetti gardien yu baax lañ fa am léegi nag match bi ni ma la mun a waxee équipe bi ñu tegoon man laa gëm ne moom lay indiwaat mais buy am changement dina am benn walla ñaar ça veut dire parce que aussi tamit mais équipe bi baaxoon na. waaw bi passé de baax na parce que équipe aussi tamit position bi ma toogee tey waruma ne classement nii lay demee. waaw da fekk génneeguñu classement. waaw. mais boo déggee si li ma la wax mooy même équipe bi ñuy jouer dina am benn walla ñaari changement.
mais maintenant ak képp ku mën a football dama ne 23 jours ñoo dem les 23 jours yi fa dem am na titulaire yoo jël mais pour man titulaire ak kii toog si banc bi ñoo yem parce que kii toog si banc bi dañ ko fa teg pour muy réfléchir pour di lire match bi lii kii nga xam ne moo démarré pour mu ñëw def différence bi léegi li ma la mën a jàngal foofu match la boo xam ne Ouganda fooram mooy dafa rythmé physique na dina yéeg léegi ñun nañ ko contrer bañ ko may pour fu mu defee loolu. alaaji nga ni. waaw damay gis bi match 6 da doon aju dafa offensif. Sadio gauche bi waaw ak ñi ngeen ne ñii dañoo gaaw. excès duñu contre attaque du feeñ ci ginnaaw. waaw parce que Koulibaly bee passé couvrir na nag ba sonn. ba ak Kouyaté yëpp. xam nga loolu luy indi loolu. waaw mooy tampon bi bu jegee si kaw. xam nga tey boo leen teelee jël si kaw moom mënul ko tëb rek dem parce que da nga am attaque am milieu terrain am défense. attaque bi ak milieu terrain bi bu amee espace bu bari baaxul milieu terrain bi ak attaque ak kii défense bi bu amee espace bu bari baaxul parce que bu amee espace mooy wane day am prondox yu ñu koy waxee. ay bënn yoo xam ne mun nañ ko fa dugal pour mën a dem. mais bu équipe bi compacté mënuñu dem. waaw man de am naa ci benn ñaari vision. benn bi question la. man gëm naa ni Ouganda mënut a football bu ñu jaaxal. waaw. man loolu gëm naa ko man. waaw ak man gëm naa ko. pour sunu 8e de finale. man kay beneen match bi ci toog. ay quart de finale ak yooyu laay xalaat. ban équipe la ñuy dajeel. booy yi taxaw. doon yor di koy gaynde taxaw. même buñ di gagné it ñu gagné leen ci dignité. léegi beneen bi lan la question bi. beneen bi question bi mooy lu tax football bi rapide bi ma gisoon coupe du monde bi passé booy yi demoon. football bu gaaw waaw. lu tax gisuma ko nii ci booy yi nii. parce que sunu football bi c'était ultra rapide. xanaa yow footballeur nga. non man yow kii seetaan kat football la. seetaan kat football la. xam sportif rek laa ok barke yàlla laay jaw sama nijaay la. damaa footballul. waaw ñëwal ci loolu football laa. ñëwal ci loolu. parce que tax ma laaj la loolu. waaw toujours ma ne leen. waaw jeu en Afrique. waaw ak jeu Europe. waaw c'est différent. waaw kay. question la parce que daf ma jaaxal. non moo tax ma wax la loolu. waaw day football feeñ ba ci Sadio Mané sax. ak football Afrique. waaw du benn. Europe. dañ lay may temps nga réfléchir. may la espace. Europe dañ lay may espace. nga football dañ lay may espace nga dem. ku mel ni ñun. man exemple kenn gaaw bi ñu gaaw. Europe bu ñu daan football Afrique da daan métti de mais Europe da daan mel ni ndox. parce que intelligence moo fay jouer ak rapidité. mais fii dañ la dul may fraction seconde yoo xam ne. faut contrôler ba. parce que Seydina Mohamed lii mu wax. damaa posé question rek. wax naa ko dama ni. ñun fii du entraîneurs yi ñooy gagné match yi. Afrique. peut-être que chance la wala yenn yu détails yu sew parce que fii Cheikh Ndiaye bu arbitre bi ne par fël la xoo coupe réeroo la. ñëppay attaqué doo ñëppay défendre pëcc xoo coupe réeroo la. nga pëcc xoo ne ñoom réerandoo ne ñoom rek. te Europe da ngay gis ni. mais xoolal moo tax Sadio Mané jarul xas. muy ndaanaan jarul saaga. ndaanaan la ku ko saaga xam ku ko saaga ndaanaan. gis nga da ngay gis ni moom fa muy évoluer yoonu Sénégal yëpp la ay Kalidou ay joueurs yo ñoom ay professionnels lañu. fa ñuy évoluer ci Europe. foofu schéma la ñuy teg. fii ngay dem boo jógee fii nii ngay def boo récupéré bal bi ci moment bi kii mi ngi koy fekk moment ba ne moom nga war a passe. tout est calculé. 2 pieds la ñuy ñëwee sa yow. tout est calculé. Afrique fii bu arbitre bi ne par xàmmeetuñu jànjak joor dañ naan ñi ay sénégalais lañu. dañoo bëgg a yàpp nee nañu ñoo gën a civilisé ci Afrique. taxaw si dënn bi lañ lay wax. nañ leen taxaw ci seen dënn bi. mais Sané. gaañ ko xam nga nag. waaw foofu la fooru di meilleur joueur yi di génnee. waaw ci lan ci mental. xamul tax ma fa la fu di génnee. waaw Sadio Mané fan la jóge Liverpool. Bambali. Sénégal gii la jóge. Bambali waaw. Sadio Mané fan la daan football. football na meew. waaw fii fu ne waaw. terrain yi la daan football. waaw tey jii. waaw il faut que nga am benn mental boo xam ne. ne lii xew Europe. ak lii xew fii du benn. dëgg la da ngay gëm ne da nga tukki ji woon mais da nga ñibbise. te boo ñibbisee. man gëm naa ne Sadio. bu defee ay accélération le moment bi mu ko war a def. changement de direction yi mu war a def. man gëm naa dina génn africain yi wala dina am penalty yu dul jeex.
mais aussi am na benn côté boo xam ne mun nañ ko comprendre leen na parce que équipe bi mu nekk Liverpool passeurs yi nga yor. dañuy gëmm di la passe. joueurs yi nga yor foofu. waaw yoroo ko fii. ba pare équipe nationale ak club dafa ute. Messi ngi nii. parce que équipe nationale Brésil fët na ko démb. équipe nationale. match ba match ngeen di gisee. match bi ba mu jeex du sax contrôlé. club toujours vous êtes ensemble. automatisme de. mais n'empêche que aussi. je pense que Sadio à partir de ce moment là que ñaari biti mu dugal foog mu yokk niveau de jeu am. parce que xam nga sax dëgg bu jotee rek nañ ko wax. il faut que mu yokk niveau de jeu am parce que Sénégal gi yëpp a yaakaar si moom. loolu yàllaa ko te defal. nit nag boo jiitoo doo bañ ku la bëw. est-ce que xalaatul dàll yi ni buñ ma dàllee sama sëb bi yàqu dootuma am salaire. xalaatu ko non xalaatu non xalaat gaw ma ne xalaat na loolu parce que tey booy li ñu gagné si xaalis. macha allah yal na leen yàlla defal sutura. xaalis bi am barke. pour nit gagné ko si football bareetul. donc si c'est bu fekkee ne yooyu yëpp la c'est-à-dire ne damay wax ne saa yoo jegee sa club. muy xaalis. muy matériel. ak lu munti doon bàyyi ko sa ginnaaw. nga xam ne lii moo la andi. néew ma nag andiwu leen de parce que bu leen andiwul woon kon du ñu ñëw équipe nationale. dëgg la mais nag le niveau de jeu de Sadio. il faut que mu yëkkati ko. te am naa yaakaar ne. Sénégal yi satisfaire ñu si moom ba fi ñu toll ni au niveau de l'équipe nationale. parce que Sadio li muy dox club moo ëpp li muy dox en équipe nationale. donc point d'interrogation. man de ñaari jours a ngi nii waaw ñaari jours. yërëm naa leen. booy Ismaïla Sarr ak Sadio Mané. boo yooyu bu ñu moytuwul. seen tànk yi du ko fekk de. dañ leen di gaañ. surtout Ismaïla Sarr il garde trop le ballon. waaw parce que Ismaïla Sarr tamit. doguma la Ismaïla. dinañ ko gaañ xam nga ñëw ci loolu point d'interrogation gaañu boo xam ñu ngi ñëwaat. waaw ñu ngi ñëwaat ci loolu point d'interrogation. waaw ñu ñëw ci grand bi. fly to fly. waaw fly to fly. maa ngi nii. waaw grand. non nañ ñëw ci da ngay sponsor bi ba pare sponsor non xaar des na tuuti. des na waaw des na tuuti waaw. da ngay féete sa 50 ans yi nga xam ne def nga ko ci. mbay xellil ci musique. Cee mbay. 50 ans yi nga koy fêter le 13 juillet. fële ci musée des civilisations déjà musée des civilisations xamaguñu fan la. nekkul booru Grand Théâtre. foofu la. maanaam mooy bu bees bi. waaw. mooy moo topp ci Grand Théâtre. Grand Théâtre. après grand. voilà donc nga fay fêter 50 ans. donc am na ay surprise yu am wala maanaam wala fête bi lan la fête bi lan la soirée la. lan lañ fa mën a concert xaar la waaw lan lañ fa mën a xaar parce que ñun ñëpp dañ dem. waaw. waaw mais boo gisee bande annonce bi déjà wax na lu bari quoi. c'est-à-dire man dama toog. xam nga idée bi fan la ñëwee. dama toog benn jour ak président de la République président Macky Sall. ñu toog nii mu ne man Idrissa une de mes chansons préférées. mooy Nobel boobu nga way. ak neex morceau boobu. non grand morceau faw ñu dem. faw ñu dem mu ne ma président Macky Sall wax ma loolu. ma ne ko kon man bu may fêter suma anniversaire 50 ans mu ne ma booy fêter sa 50 ans nag kooku man danaa ñëw. man ak sama soxna parce que idée bi mooy 50 ans yi la mais couple mythique la quoi. c'est-à-dire les couples mythiques mooy couple moom le président Macky Sall ak soxnaam Marième Faye Sall. ak Cheikh Amar. bu TSE waaw gis naa tamit ñoom waaw ñoom nga ko tuddee. ak Marie Mbaye Gueye Faye tamit bokk na war na bokk ci couple mythique yi. waaw Maam Ndiaye. waaw bokk na ci. Mbaye Gueye Faye ak maam. bokk na ci waaw ceeb yàqal. waaw bokk na ci mais idée bi foofu la ñëwee. donc may fêter 50 ans yi aussi ak plusieurs personnes. waaw invité ci aussi comme invité d'honneur. muy suma xarit Youssou Ndour. dina ñëw ak Ismaël Lo. waaw. le 13 juillet. ana Omar Pène ak Baba Maal. non maa ngi ñëw. ñëwal. le 13 juillet donc au musée des civilisations noires. kenn mosu fa tëgg nag comme musicien. waaw man maa ko fay jëkkee. te yàlla na ñu jik ñun ñëpp ñu fay. amiin yaa rabbi incha allah rabbi. donc ak invité aussi tous les artistes sénégalais. muy Omar Pène Youssou Ndour Thione Seck Baba Maal Ismaël Lo ñoom Cheikh Lo ñoom ñëpp daal la invité mais am na entrée aussi pour ñu ñëw waaw
table yi moom mu ngi noonu mooy. waaw mooy li ñu wax ci publicité bi rek. waaw wax ko. ay wax ko père waaw, bu doy. parce que ay table yi table 50 000 la. waaw loolu maye la. ak 80 000 francs. Waaw. table de 10 personnes la. na ñëpp ñëw daal ñu feete. 50 la ans seer? 50 ans nga xam ni le 13. le 13. def naa ko ci musique. ak ban heure. voilà mooy 50 ans waaw. mooy 50 ans yi mooy le 13 juillet à partir de 20h30. très bien. mais dafa am lu am solo loo xam ne wax nga ko. waaw. amagul boog président de la république. moom promettre na la ne. déplacé wu dina ñëw parce que Alaaji ça. waaw. loolu c'est très important. ah man de moom laa bëgg. président. moom laa bëgg de. dafa war di teew ci manifestation culturelle yi am. dëgg la. parce que nag moom nee nañ moom mooy le gardien de la constitution d'accord ak le premier. Gardien des arts. des arts et xaw ma des la lettres. waaw. voilà du dëgg. Et des artistes. waaw et des artistes en même temps. Oui, oui. donc bu ñu organiser. Protecteur, amagul man gisuguma ko Sénégal à part Youssou Ndour tëggoon na fi Sorano Abdou Diouf toog. mais man damay. maa ngi fàttaliku dogguma la Jojo. waaw damay fêter suma 50 ans quand même de musique. da nga mérité présence c'est pas am. 5 jours c'est pas moo tax ma ni j'espère que président de la République président Macky Sall dina ñëw mook soxnaam jour boobu foofu. dañoo war a ñëw de. musée bi en plus bi nga ko inauguré yàggul. waaw kay. ma fay jëkk a jouer donc je l'invite et j'invite tout le gouvernement tout le Sénégal ñu ñëw ñu fêter suma 50 ans de musique jour boobu nañ fa gis nag spectacle bu doy waar. waaw. son et lumière. waaw. ak ay surprise yu bari yoo xam ni mënuma ci sori. mais dina am affaire bu doy waar bu fa xew jour boobu. mais lépp nag ci culture mais sa public Sénégal. ñan nga ciblé sa public yow dafa mel ni public classique nga man ciblé suma public wala da ñëpp ñëw. c'est un public de fusion ah ñëpp lay invité man génération yëpp. wax dëgg yàlla dama am ak ñoom jàmm muy mouvement hip hop bi aussi. waaw ñooñu moom ñëpp dinañ ñëw. mouvement hip hop bi aussi maa ngi leen di waaw. invité suma ay xarit lañu waaw quoi. loolu dëgg la. invité aussi suma xarit yi ko ñoom Papa Diouf ñoom Wally ñoom Wally Seck Seck, tudd ñoom naa ñëpp say Thione doom Seck ñëpp daal maa ngi invité ñëpp nga. man aw ma xaar yàlla ak kenn. wallaahi ñëpp dëgg la. ñëw loolu def dëgg benn la. happening ba def benn fête boo xam loolu dëgg la. fête Pape dina voilà. am non, xam nga- laada puuj pàcc. waaw laa xam na nga daxin waaw, laa na xam nga li am solo sax lépp kay. wax na ko ci waxam. Waaw. li am solo mooy. waaw 50 ans mi ngi def carrière. waaw kenn mësu koo dégg ci lu ñaaw. waaw. kenn mësu koo gis ci lu ñaaw. mbay indil ataaya ji waaw. foo ko gis. ñun bokk ak ñeneen. mu ngi lay dolli jom. waaw. félicitations di la encouragé. fekk naa ko France. fu ne ñun aussi nekk nañ liggéeyandoo nooy ak moom. dëgg la. tey jii fu ñu accès fii tey. loxo ma ngi ci. dëgg la. ndax dafa ñuy wax boy je vous vois loin. te dafa baax. fi ma leen di gis sori na. donc am jàmm ak yeneen artistes yi am jàmm ak yeneen musiciens yi am jàmm ak kilifa réew mi am jàmm ak soxna yi am jàmm ak directeur société yi yëpp n'empêche que yaa ngi def sa liggéey grand def naa ne mérité kenn nga mësu koo dégg mu wax lu Sénégal ñaaw. bi yëpp ñëw Kenn mësu ñu koo ñëwaat dégg ci mu yow wax lu kon donc ñaaw. ñu ñëw ci fii après ñu ñëw ci produit yi waaw ñëwal fii. waaw. parce que nga déclaré nañ ma léegi ca fee. waaw. ni juróomi minute moo nu dese. acca kon acca léegi ñëwal nag foofu waaw sunu invité yi kii mooy Touba Gaz. gaz Touba Gaz. gaz la boo xam ne dafa am sécurité. moom la am sama kër. très bien. nañ ñëw le 13 de ñu certifié leen ISO. norme ya gaz di doxee ci réew yi tubaab ya nañ mu gëmee gaz ci sécurité ñoom noonu la ñuy joxe. ay doomu réew mi ñoo ko moom ay doomu réew mi ñoo ciy liggéey. am na nag boo ci bëgg rek façon boo ci bëgg ba ñuy suudee ñi nga xam ne dañuy togg ci cuisine yu mag yi ci hôtel yi ci kër yeeg lépp day jël gazinière yeeg yëpp Touba Gaz. du taal kër du xamal ceeb. waaw ñii nag sponsor bu bees la mi ngi tudd Energy Drink. ak garaaw Clentra la tudd. kii moom bu may entraîné moom lay naan. booy entraîné rek waaw ma si naan lu bari. man tam bala may dugg ci scène bi. nee na buy entraîné da ciy naan lu bari moom ngay naan. jeex bala na may dugg ci scène bi. Waaw. bala may def son premier morceau. dinaa la booleeg moom. dama koy naan. non dafa dinaa war a la boole ñëw moom. sponsoriser bis bi Cheikh kii Touba Gaz dañoo war a sponsoriser bis bi tamit Cheikh kii. waaw waa comptoir commercial Kër Maam Jaara Kër Maam Mor Jaara ñoo ko moom. Amadou Diarra. waaw distribution boisson la. waaw ah lii nag dafa am gamme mais bii lañ ci njëkk a génne énergétique bii. seen numéro de téléphone parce que ñoom amaguñu publicité. il faut ñu jox leen seen numéro de téléphone. joxe ko 78. waaw 375. waaw 99 80. ko bëgg ñu livrer la ko rek waaw foofu ngay voilà woote 70 888 73 27. Clentra la tudd. boisson énergétique amul benn effet secondaire. dëgg la comme ndox la mel et puis
et puis daf lay Clentra wala Clintra parce que gis nga sama Mamadou nee na avant muy entraîner bii lay naan kon gars yi ñu ngi leen koy conseillé bu baax père nee na balaay way moom lay jël waaw comptoir commercial waa kër maam Mor Jaara Mbàkke distribution ba pare dafa neex waaw Cheikh lii nag boo ko naanul te sedd dafa bàyyi ba mu sedd nga koy soog a naan daa sedd waaw ala doo ci naan bu tàngee neex bu seddee neex waaw waaw bu tàngee neex bu seddee neex dañ ma enchaîner beneen ngoon man li ma si jaaxal mën naa enchaîner waat beneen ngoon man li ma si jaaxal yéen kay naan de léegi nag boole leen ko ataay ji naan waay léegi nga ñëw ci tee flécha waaw saa ñu ñëw ci tee flécha waaw gis ngeen ko nii kii Hamza ñëwal jox la Aziz Hamza ñëwal saa ñu ngi fii waaw ñëwal Hamza gis nga waaw gis nga warga bi lu lay woon dafa sell waaw gis pëndax amul poussière dëgg la maanaam caf ka warga 1976 ba ngay commencé musique man nga caf ka warga yu yàgg yu neex ya ñoom la waa Sénico andiwaat muy tee flécha amul poussière sakkan na neex na mën nga cee ataaya ba 10e te du sàlli dëgg la waaw te flécha nag dañoo créé yu bari am na or bi am na argent bi am na diamant am spécial maanaam ku nga xam ne ataaya bu oyof nga bëgg mën nga jël bu oyof bi ku nga xam ne ataaya bu fort nga bëgg mën nga jël bu fort bi ataaya guddi gi ataaya bëccëg bi maanaam daal Sénico toj na réew mi mooy flécha surtout tabaski ji di ñëw sax day dagate yàpp bi waaw Touba Gaz wax nga ci ba pare Touba Gaz wax nga Touba Gaz Touba Gaz jël naa ko Touba Gaz wax nga ko pare waaw Ndiaye ma ñëw d'accord ah mais boisson bi garaaw na man ci grand bi laa bëggoon ñëw waaw mais balaa maa ñëw ci grand bi damaa am ko ma bëggoon gërëm gërëm ah waaw parce que Gërëmal. Gueye Teranga ma yóbbante ci moom waaw say seexu naa jaabi waaw Gueye Teranga nee na waaw te kii suñu xarit la sax saa waaw muy Marème Reine d'Afrique madame reine d'Afrique waaw nekk France waaw ubbi boutique de luxe waaw maanaam boutique sanse waaw boutique sanse yu rafet waaw Marème Reine d'Afrique yaa ngi may dégg grand bi day organiser 50 ans ci musique na nga ko solal muy samedi 13 dañoo bëgg nga sansel ko ñett tenue waaw buy dugg milieu bi ak fin bi waaw ndax am na benn boutique am bu nekk ñaari tali am na beneen boutique bu muy waaj a tijji actuellement à Thiès ku ñu naan jatu moo ko représenté foofu à Thiès Marème dinañ la boole ak moom dina la sansel waaw ñu ni dañoo demoon samedi yéen yéen dëgg yàlla waaw ñun waa Soleil Levant ñu kenn du demoon ñëw waaw yéen waaw kuna gërëm nañ la ngom gërëm nañ la Alioune Ndoye gërëm nañ la yow day lébbulalu kuna ñi ngi lay gërëm bu baax yaak ngom ak Alioune Ndoye jigéen ju mën góor ñu ngi leen di gërëm bu baax waa yéen teral ngeen ñu teeru accueillir ngeen ngeen ñu sagal ngeen ñu monsieur le maire da yéen yow it ñu ngi lay nuyu dina ñëw ngonal sax waaye nag Cheikh émission bi Kébé nee na mi ngi jeex waa kay acca ko makan waaw makan moo la man du ma jël mot de la fin makan maa ngi lay gërëm bu baax ci wat yi may wat di gërëm Moustapha Thioub ci yére yi may solal ci ngonal bi tegg woo sa loxo benn yoon di gërëm Bas Kilim di upp néeg ba may seddal kon jeex na jàngee na waaw alaaji waaw damay ñëw waaw damay ñëw ci 5 minutes ci des cinq nag minutes, fii waaw. 2,50 fee 2,50 waa ci VAR waaw waaw dégg naa VAR mi ngi ñëw waaw waaw lan lañ ci mën a gagné parce que bi passé am nañ penalty bu am nañ VAR penalty ñëwoon. Algérie du ñu dóor VAR bi moom waaw am na njariñ trop waaw ndeysaan mun na la jox lu baax comme mën na laa jox lu comme bon mun na laa jox lu bon dëgg la yal nañ laal lu baax parce que boo xoolee waaw penalty bi ñu doon kaas coupe du monde bu Sadio Mané ba VAR bi moo ko génnee ne du penalty waaw dëgg la walla du dëgg coupe d'Afrique bi bu ñëwee boo defee lu baax VAR bi mun na la ko wan mais boo defee lu bon ti mun na la punir te des fois VAR bi nit mun na nekk fële puus la VAR bi gis ko ñu tiire faute jàppal ne daal VAR bi mun na la jox lu baax mun na la jox lu bon waaw loolu daal mooy li leer léegi nag sa léegi pour nga tëj léegi pour nga tëj pour jox grand tëj bi léegi insha allahu rabbi daal bu ñëwee daal doy na waar affaire bi ma nga Égypte maanaam coupe baa nga fa li ñu bëgg mooy nga wax yow expérience bi nga am parce que yow am nga expérience dem nga ba Tunisie xam nga Tunisie en 94 loolu laa ko bëggoon wax grand bi moo jékki-jékki dugal boppam entraîneur dugalu ko ci terrain bi kan doole loolu moo kenn xamagul waay yow grand loolu waaw grand loolu ci 30 secondes tontu mag ci rek ci 30 secondes moom nii 94 comme loolu Tunisie yow yow ko woon coow loolu
coow loolu am ci réew mi ñu ne Mamadou Diallo dugal boppam entraîneur bi dugalu ko Mamadou Diallo dugal boppam loolu la loolu noo ko mënee wala yow ku la jox information yàgg suivre football rek grand loolu amoon na fi yow loo jékkee dugal sa bopp waaw léegi dañ dem Coupe d'Afrique 94 Tunis waaw ma nekk Maroc di football waaw kaw Cap de Marrakech ñu war a jouer finale waaw ñu convoqué ma équipe nationale waaw bi ñu war a jouer finale bi équipe bu Maroc bi équipe bu Sénégal bi def préparation Tanger waaw bi ñu defee préparation ba pare bokkaande jëm si yàlla ji ak Boubacar Sarr Lokot ñoom ñoo yoroon équipe bi waaw léegi ñu ñaan sama entraîneur ñaan leen pour ñu ma football final ba pare fekk leen Tunisie man ma football final bi équipe bi dem na Tunisie jiitu ma 2 jours bi ma gañee coupe bi war a xëy jël avion bi dem fekk jëleen mu desoon 2 jours pour ñu football match bi ma ñëwee jour bi ñuy def séance d'entraînement pour demee su laan demee ñu war a football match ma ñëw bi ma ñëwee jaxase groupe bi boo déggee maanaam jaxase groupe bi dama nekkoon si forme boo xam ne dafa doy waar te ñoom am na lu ñu prévoir ma jékki-jékki gis leen ñoom ñaar bi entraînement bi tasee kan Bokande ak Lokot toog di waxtaan ñoom ñu ngi jaaxle ndax dañ may football loo wala duñ ma football loo man pour ma yombal leen mbir mi ma ñëw ne leen coach ñu ne ma waa may leen comme def ngeen staff bi classement ba pare te man maa ngi doog ñu groupe bàyyi leen ma toog si banc bi ma ko waxee j'ai vu que ne ñoom soulagé nañ ñuy football ak Guinée ma ne ñu 1-0 Titi Camara benn moo dugaloon moo débordé nekkoon ministre bi ñu demee bay mi-temps Alimal ñu padda ko mu am penalty ñu dugal ko deuxième mi-temps jot mu nekk 1 partout ma xool situation bi doy waar man boobu wóolu naa sam bopp te boobu macha allah ma jëkk commencé échauffé wu te kenn wax la jugal déedéet waaw ma jëkk commencé échauffé wu gars yi ne la léegi ma commencé échauffé wu yaay gay ne la loolu échauffé wu après gis mu dem 25 minutes mu des 20 minutes ba tey 1-1 ma ñëw si coach ne ko mais man ma simmi rek ne ko mais place dama ko jëkkante place kan laay jël bookaan ne ma mais place su kii ma ne ko mais man je dois rentrer dama war a dugg parce que li tax ma am fitu wax ko lool parce que man ñu ngi doon xalaat ndax damay démarrer du ma démarrer après tuuti mu ne ma non demal continuer échauffement 1 minute mu woowaat ma ñëw ñu def changement bi yàlla def ma dugg débordé central Souleymane Sané mu toj kër gi mu nekk 2-1 ñu gagné match bi tas ma toog sama hôtel si néeg bi si taabal bi ñun ñëpp fi ñu toog di añ di reer plutôt mu ñëw fekk ma foofu ne ma ça soit la dernière fois ngay jóg François Gilles Bocandé ne ma ça sera la dernière fois ngay dugg fii si terrain bi devant tout le monde ngay ñëw naan naa la dugal mais amul lu ma yekkul si kanamu jour yi ma jóg dugg sama yolla su ko dem dugg sama néeg ndànk toog 5 minutes ma gis mu ñëw fëgg sama néeg bi mu fëggee sama néeg ma ubbi muy moom ma ne mais Bocandé la may waxaat mu ñëw jox ma loxo ne ma je suis fier de toi waaw yëfu gay na nga def mais ci biir groupe bi leader la woon leader la woon je suis fier de toi et j'étais très content de toi mais mënuma ko woon wax si groupe bi parce que il faut que ma garder sama waaw pour keneen bañ ko def ndeysaan waxtaan bi neex na rafet na léegi nag foofu nag il faut que ça neex man damay wax sportif la damay wax monsieur le président Macky Sall waa Bitki Soko bi waaw mooy adjoint entraîneur bi ñoom dañoo fi c'est pas question que du question dama fa bokk parce que man ñoo gagné Cap Vert keroog coupe bi parce que man dama bokk ñuy football place ñun ñoo jël coupe d'Afrique dama bokk si football à 11-11 jege si dem si Bitki Soko bi mais Bitki Soko bi c'est pas question dama si bokk rek mais dama gis xale yoo xam ne saa neex pendant 15 ans ñu ngi def Bitki Soko ñu indi 5 coupes d'Afrique Sénégal vraiment dem 7 fois coupe du monde te ba léegi amul benn neexal boo xam ne mais dégg naa ay 2500 lañ leen waaw amul benn neexal boo xam ne amul benn neexal boo xam ne jox nañ leen ko tey jii ñoom ñu ngi demaat nii les Jeux olympiques de la plage ñu ko def Praia semaine bii passé lañ fa jege xale yi jël ko waat c'est-à-dire ne gis nga boo nekkee Coupe d'Afrique ñoo gagné Coupe d'Afrique 5 fois dañuy dem Coupe du monde fi mu ne nii les Jeux olympiques yi ça fait 15 jours ñun ñoo ko dem gagné fële Praia dañuy demaat encore beneen Coupe du monde ça veut dire ne ñoom jël nañ 5 Coupes d'Afrique def 6-7 Coupes du monde man dama naan monsieur le président
sport bu ne muy basket di ñoom footballeur sagal sax di athlète bi ñoom di ak ku mënti doon réew ma jaaxal man ak ku mënti doon dama lay ñaan monsieur le président bu defee yenn raay yi jéem leen sargal parce Vraiment. que nit da ngay tëddee njaaxanaay Mais ba ci handball peut-être normal. xam naa ne jotoo si C'est qui est mais normal. je pense que xale yooyu mérité nañ ko parce que li tax ma ne mérité man waxuma sam bopp Dëgg la. parce que man li may am naa ko ba pare mais imagine ay xale yoo xam ne pendant 15 ans tey jii bu ñu bàyyee seen carrière lan la ñuy doon mais ba ci handball bi Matar Diouf bu résidence Lat Dior moo leen di jox résidence ñu fay def regroupement dem nañ Mauritanie fëgg Mauritanie yooyu score bu bari ñëwaat amul but. mais amuñu benn subvention amuñu kenn ku leen jàppale résidence la Dior la ñuy déparé ci car lañ leen yeb Yóbbu leen. car bi di dawal ba Mali loolu du yoon loolu du yoon Waaw. du yoon nañ leen bu ñu àggee dañuy sonn du yoon waaw léegi kon kilifa gi billaahi ay karaté bi équipe nationale karaté ay car lañ leen yóbbu ba ay fongale mi ay Guinée ay Mali ba pare Sané Ay kaar. Sané kan ngay défendre ñun ñëpp ñoo ñëpp couleur équipe nationale Sénégal la ñuy def voilà ñoom ñëpp vert zone rouge lañu yor couleur bi Njaaxaan naa vert waay. zone rouge bi grand ba lii pare lan moom sanse bi biir soccer bi yow biir soccer bi waaw barki Rasulullah dañuy ñëw booy yi waaw xam naa hôtel bi ñuy regroupé parce que foofu laa dëkk hôtel boo xam ni barki Seydou ñeme woo faa yóbbu ay nit ay professionnel pour ñu fay regroupé booy yi tëdd fa pour ñu fay hôtel bi problème lay doon booy yi dañuy jógee campagne ay 100 000 francs 50 000 francs sax lu lañ leen di jox équipe nationale. leen na moom mun Waaw, naa bu biir soccer. leen na moom mun naa la ko wax fédération bi wax dëgg yàlla président Yves Senghor man du ma neexal kenn conditions yi mu ngi leen di jàppale mais li nga xam ne moom la état war a def Du ko def. parce que état kii di footballeur kii di basketteur kii di handball kii di athlète bi yëpp da nga leen war a yemale peut-être nag neexal yi mën na bañ a ute ñëpp a war a yem. mais nag da nga leen neexal loo xam ne ñii da nga xam ne Sénégal la ñu voilà c'est bon représenté. gars yi temps baag ñuy dem waaw kilifa gi nga tëj gaaw rapidement comédiens aussi. nga tëj rapidement waaw waaw tëj bi kay mooy di leen di kontaan ci yéen ah. suñu xarit jërëjëf ah sa neex. jërëjëf kontaan naa de. waaw Bob Marley. laa la put pat waaw kontaan naa merci kon rendez-vous trop mon Merci, frère. grand frère. Rendez-vous daal. waaw le 13 juillet. waaw musée. au musée de civilisation noire fële ci wetu Grand Théâtre dégg nga ko di way ci suuf. di kontaan vraiment ci ni Ngone Ndour taxawee. Ngone ndeysaan guerrière la Ndour ak Ibou Ndour. Guerrière ak Prince Art yëpp équipe bu Prince Art yëpp. baax lañ. maa ngi leen di sant di leen gërëm. ndeysaan di sant di gërëm di nuyu bu baax fi ma askanoon ak fi ma jógee. président de la république ñëw na wala soutien bi ñëw na wala non dana ñëw. Cheikh Amar soutien bi ñëw na wala dana ñëw. Marie Amar soutien bi danañ ñëw ñoom Maram Faye ñëpp kenn ñëwagul dinañ ñëw ñoom ñëpp. Ah, kon inchallah. léegi daal di sargal di kontaan. et puis di nuyu bu baax waa Ngor. waa Ngor di leen invité nag fa ma dëkk man. muy waa Ngor. Ati ak waa Ngor yëpp. maa ngi leen di invité le 13. Inch'Allah. di sargal di kontaan ci waa Ngor. jeex na waaw man maa ngi remercier ñëpp. di vraiment di rafetlu jotaay bi ma toog fii. kontaan sama xol dafa sedd si yéen. xarit nga. mais yow Jojo moom da nga am benn fan sama kër sama doom bu jigéen bi. ndeysaan yow moom yaay fan sama. nuyul ma ko waay di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp. effectivement ni nga ko waxee di nuyu ati bi nga xam ne mooy maire Ngor bi. c'est vrai dëgg parce la. que man tamit xam nga man délégué de quartier laa xam naa xamoo ko woon. moo tax balaa ngay jaar fële foog nga gis ma parce que maay chef de quartier bi. donc di nuyu waa Ngor. di nuyu waa Wakaam gi nga xam ne foofu laa jege. Tafa Thiam Abdoulaye bàyyi li ngay def. kañ merci di Tafa nuyu Thiam mi ngi lay nuyu. ouais, c'est di nuyu waa Wakaam yëpp di nuyu ñëpp di ñaan yàlla si Coupe d'Afrique bi ñu jëm waaw bi ñu nekk nii Sénégal yàlla nañu yàlla may ndam amiin yàlla na fi coupe bi ñëw amiin parce que coupe bi bu fi ñëwee amiin jàmm mun na fi am jàmm rek di ay am. ñaan xale yi tamit Ndeysaan. nañu ñafe mu yir maayo bi ba mu war sëkk waaw. di dénk Sadio Mané waaw boo yeewoo rek équipe bi dina yeew jeex na dëgg la. merci alhamdulilah Vive Sénégal. jërëjëf vive le Sénégal rek jaajëf. If you don't believe